Les entreprises, le gala des 100 entreprises les plus dynamiques est le seul gala en Afrique présidé par un chef d'État. Soirée d'exception et d'excellence, ce 3 avril 2021, l'hôtel de février va recevoir l'édition 2021 du gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Togo. Les entreprises togolaises les plus dynamiques et les plus innovantes seront primées sur la base des critères de l'expertise, l'innovation, la capacité de pénétration du marché et l'impact de l'activité sur l'économie. L'économie togolaise et les investisseurs seront à l'honneur après les prestigieuses éditions du Sénégal, du Bénin, du Mali, de la Guinée, du Burkina Faso et du Gabon. Le gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Togo sera retransmis en direct sur la TVT et 5 chaînes de télévision en Afrique. Événement organisé dans le strict respect des mesures barrières à la Covid-19. Gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Togo, célébrons la performance et l'innovation. jërë ngeen jëf ci ànd beeg Walf TV leeru jamono ginnaaw bi ñu leen nuyoo ba noppi tey ci àllarba ji li gën a fees ci bopp xibaar yi muy Guy Marius Sagna ak kii di Assane Diouf Clédor Sène ñu leen tegandoo loxo nañ leen bàyyi néggandiku doyen des juges bi daal dinay xaatim boobule demande provisoire bàyyi néggandiku boobu seen i avocat moo ko sàkk woon ñuy fàttali ñetti activistes yooyu ñaar fukki fan ak ñaar lañ leen jàppoon ci weeru février bale ñu génn ci trouble à l'ordre public dañu yee fitna ci askan wi lu jëm nag ci front résistance nationale ñoom fa ñu ngànkoon ba tey fas yéene wu ñoo yàbbi mu wadd naam sax ay waxtaan yu bari am na nag ponk yoo xam ne ñu ngi koy sàkku ba tey ji lu jëm ci fichier électoral bi ak yenn bi ñuy daje ak taskatu xibaar yi ak lu jëm ci droit civil yi bëgguñu kenn laal ko ci Khalifa Sall ak Karim Wade nañu leen ko delloo ci nu mu gën a gaawee Abdoul Mbaye moo yoroon seen kàddu tey ji ci ngoon dina ci ñëw ci Sénégal coronavirus bi njeexital yi nga xam ni fekk def na ko fi waaye tamit feebar yu ñu fi fekk da leen di gën a laatikaafal ci atum 2020 ci wàllu tuberculose tax na lu toll ci ñeenti téeméer ak ñaar fukki doomi aadama ñàkk seen bakkan ndax bu la feebaree fekkee ak benn jàngoro rek yu ci mel ni ay fi feebar sëqët yooyu ak leneen dalay daal di mën a faagaagal ci lu bari dañ doon màggal bis bu ñuy xeex wàllu sëqët su tar si ak sëqët su bon si fii ci biir Sénégal di tuberculose ci ñaar fukki fan yi ak ñeent ci àllarba tey ji la ñu ko doon jëmmal lii moo gën a fees ci wax xibaar ci kanam tuuti ñu yaatal ko ci baatu askan wi yaa ngeen jëf. dal leen ak jàmm ci xibaar yi ci yaatal ñu dooree ko ci bàyyi ndéggandiku Guy Marius Sagna seen kii di Assane Diouf ak Clédor Sène li nga xam ne nag mooy ëttu attekaay bi juge d'instruction mujjee na leen a nangul liberté provisoire bi seen i avocat doon sàkku muy bàyyi ndéggandiku ñu fàttali rek ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru février bale ñu génn ñoom ñetti activiste ci lañ leen tegoon loxo ni dañoo bëgg a yee fitna ci biir réew mi dinañ ci ñëwaat nu mu gën a yaatoo front résistance nationale jàmm am na waaye nag fa ñu ngànkoon ponk ñi laaj ca nguur gi ba tey yàbbeeguñu bokk na ci fichier électoral bi ñu saytu ko waaye delloowaat kii di Karim Meïssa Wade ak Khalifa Sall seen lépp li seen droit civil bàyyiwuñu ko tey jii daje nañu ak taskatu xibaar yi naam sax ay kilifa rawatina xalif général kulu murid duggoon na ci ndaje moomee doon ci indi ay waxtaan ci diggante nguur gi ak front boobee fa ñu ngànkoon ba jàmm mën a am ci réew mi Abdoul Mbaye ñu teewlu ko ci front boobee la bokk ak suñu nattaango Serigne Gueye. jot na ñu delloo si ci biir Sénégal démocratie bu mët li nga xam ne lii dindi woon nañ ko ci li nga xam ne lii jotoon nañ ko ci yàq ñu defaraat ko ñu jiital ne nañu bàyyi di rëbb opposant nañu bàyyi itam parrainage bi nga xam ne dara indiwu ko sudul war a génnee ay opposant ñu bañ a bokk élection présidentielle
parrainage mën na am waaye parrainage bi ñu taxawal ci Sénégal kenn mënu ko contrôler. ñuy wax itam ne bokk na ci li indi fitna ci réew mi 3e mandat dinaa ko def duma ko def constitution leer na ñetteelu mandat yu toppante mënut a nekk. képp koo xam ne mën nañu jàpp ne ñu ngi la tëj ràpp ci kaso bi ndax rek nga doon homme politique wala femme politique boo xam ne ànduloo li président di wax li parti bi di wax ñu ngi laaj ñu bàyyi la ñu. fitna bi nga xam ne Dakar ak Sénégal yëpp dund nañ ko ci bi mars di door gis nañ ci ñoo xam ne bokkuñu police duñu alkaati ñu rëbb xale yi di dóor gis nañ ci itam ñu yore fetal taxaw am na solo te loolu ci biir àdduna convention internationale daf ko bañ am na solo ñu rëbb ñooñu arrêté leen yoon mën a dal seen kaw. Abdoul Mbaye la ñu doon teewlu moo yoroon kàddug front de résistance nationale mi doon dalal ci talaate ji ki nga xam ni xalif général kulu murit moo ko yónnee woon ci ñoom way politique yi ngir mu waxtaan ak ñoom ci dal gi ci réew mi ñu ne ànd nañ ci waaye nag ponk yoo xam ni mënuñu ko bàyyi mu jàll bokk na ci fichier électoral bi ñu xool ko ndax jàpp nañ ni am na ay rëq-rëq waaye Karim Wade ak Khalifa Sall it ñu jox leen seen ak seen yelleef ci wàllu droit civil. ñu des ci Sénégal coronavirus bi jamono ci tolluwaay bi nga xam ne mu ngi ci réew mi ak képp ku mu fekkoon ak feebar boo doon faju rawatina sëqët su tarsi tey la ñu ko doon màggal ci ñaar fukki fan yi ak ñeent ci àllarba ji lu toll ci 400 ak ñaar fukki doomi aadama gis nañ ni dañoo amoon sëqët bu bon bi leen fi mbas mi fekkee dalee na faagaagal kii di Safiatou Cissé moo ci jot a ñëw ci yenn ponk. 400 ak ñaar fukki doomu aadama yu ñàkk seen bakken ci feebar bi di tuberculose ci atum 2020 bi ñu génn fukki ju nekk ñaar yu toftal juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñetti doomu aadama yu yokk ci limu doomu aadama yi nga xamante ne ñu amoon jàngoro bi di tuberculose ci atum 2019 ak ñaari junni doomu aadama yoo xamante ne dañoo am doomu jàngoro bi di tuberculose te kenn gisatu leen li nag mooy xayma bi nga xamante ne waa kër docteur amal nañ ko ci atum 2020 bi ñu génn jëmee ci jàngoro bi di tuberculose ci atum 2020 mu doon ci téeméeri junni doomu aadama yoo jël téeméer yi ak fukk ak juróom-ñaar yi am nañ bi lépp doomu jàngoro ñu mun see lim fukk ak juróom-ñaar doomu aadama yoo xamante ne ñàkk nañ ci seen bakken lim bu takku bu nit ñooñee ñàkk seen bakken jëmee ci bi lépp feebar ak wàllante bi mu àndal ñu ngi ko nemmeeku ci ginnaaw jéego yi nga xamante ne nguurub Sénégal teg na ko jaaree ko ci jëwriñ bi nga xamante ne moom la dënk lépp lu jëm ci wàllum wërgu yaram yi lépp jéego sax tax ba faj mi ñu yombal ko yenn ci garab yi kenn du ko fay dem na sax ba booy dem faju ji dañ lay delloo sa transport tey ji kuréel bi nga xamante ne moo nekk ci àdduna bi di xeex lépp lu jëm ci wàllum tuberculose bëgg a dakkal wàllante bi balaa atum 2035 waaye balaa atum 2025 ñi nga xamante ne ñoo gàddu bi lépp xeex bëgg nañ def seen kimtalaay kàttan ba xeex lu ñu mel ba fii ak 2025 ñu mën a amal ay xayma. kon Safiatou Cissé wax nga ko du mbas mi dong ngay rey atum 2020 sëqët su tarsi faat na lu toll ci 400 ak ñaar fukki doomi aadama tey ji la ñu koy màggal di ko xeec ci àdduna wërngal képp ñu wax ci liggéeykat yi nga xam ni ci wàllu agriculture ay technicien lañ fa la ñu ne ñaari fan yoo xam dañuy bank seen loxo la ñuy naqalu mooy seen i ndàmpaay rëq-rëq yu ñuy ñaawlu ci jawriñ ji ñu leen dénk ak anam ba muy doxee de nag bu ñu gisul saafara dinañ delloowaat te ñaari fan yi sax lu ñu liggéey duñu ko joxe maanaam fichier dañu koy dëxañ Samba Gueye ca la bokk mooy secrétaire général seen syndicat mu waxtaan ak Abdou Khoudous Diallo. grève bi tey lañ ko commencé muy grève boo xam ne li tax ñu koy def dañoo naqarlu bu baax li nga xam ne moom lañ doon laaj ay ati at ñi liggéeyoon ci ak suñu ministre agriculture moo tëraloon benn kuréel moom ak ay ndaw ñi toog liggéey ak ñaari syndicat yi jox ko ministère finance boobu ba léegi ëpp na ñaari weer ñi laaj ko tontu wuñu te liñ koy laaj du dara loo mooy suñu ndàmpaay yoo xam ne suñu warugar la comme ñu ko joxee moom ay ndawam yi nga xam ne ñoo am nekk ministère des finances ñi ne nag comme loolu lu ëpp tuur la parce que loolu daf fi yàgg fukki at ci gannaaw demoon nañ sax ba syndicat bi fa nekk
nekkoon juboo woon ci kàddu ak ministère fonction publique ak ministère des finances pour ñu jox ñun suñuy ndàmpaay mais boobu ba léegi kenn waxu ci dara ñun nag loolu mënatuñ ko nangu te mënatuñ ko nangu ëllëg dañuy def bu ñu defee grève ñaari wala ñetti fan li ñu liggéey aussi duñ joxe bulletin analyse semence yi nga xam ne mooy wane ne semence bi war nañ koo mën a joxe baykat yi pour ñu mën koo jëfandikoo ci nawet bi ñëw li ci des moo di ne li nga xam ne mooy jiw yi nga xam ne nii heure yi ñuy grève nii li ci nekk ci laborantin yi suñ ko liggéeyul am na temps boo xam ne bu ko passé dafay yàq grève bi niki àllarba tey jii la ak suba alxames donc àjjuma dinañ delluwaat ci service yi liggéeyaat mais li ñuy liggéey aussi duñ joxe benn donnée boo xam ne bi ni dañ ko jox chef de service yi wala ñu jox ko ministère bi pour mu mën ci sukkandiku pour ñu mën a préparer campagne agricole. ñu wax ci leneen muy nag jafe-jafe yi nga xam ni ñiy liggéey ci entreprise yi am nañu ko ba seen lim ñi te ñàkk seen xëy toll ci junni ak ñaar téeméeri doomi aadama ci mbas mi ci atum 2020 bu dee nag ñu nekkee ci semence technique toll nañ ci fukki junni ak juróom-benn Cheikh Diop mi secrétaire général u syndicat CNTFC doon ko ñaalu ci jokkoo bu mu àndoon ak Abdou Khoudous Diallo teewul nañ ko ci Walf FM 99.0 téeméer ak juróom-benn fukki milliards ak juróom-benn dugal na ko ci njàng mi Mariama Sarr mi jëwriñ di dénk wàllu fonction publique wax na ko ñii di jàngalekat yi rawatina waa SAEMS ñi nekk ñu fi wër-wërloo mbaa di wañ bor bi musta puus musta randu kon nag nañu indi ay saafara ci tawat yi nga xam ni moom la ñuy jànkoonteel lu ko mooy jëwriñ ji ñu ngi ñaan tàqalikoog moom ci nu mu gën a gaawee Sowru Seen moo jokkoo ak Pierre Edouard Faye. dégg nañ chiffres yi nga xam ne encore madame le ministre de la fonction publique génne na ko ma bëgg a wax ni ñun nekkuñu ci ay polémique u chiffres ñun la réalité du terrain la ñuy wax la réalité du terrain mooy que depuis plus de 8 mois depuis plus de 10 mois madame le ministre génnewul fonction publique benn at te li koy firndeel rek mooy jàngalekat yi nga xam ne ñoom à tout moment ñu ngi naan sama at mu ngi signature mu ngi numérotage yàgg fa te loolu ñun loolu mooy suñu baromètre wax ni quand même fonction publique bu dee dañ ñu informé nee ñu si ne signé nañ lu ëpp fukki junni ak le 19 mars passé mais ça veut dire que ñoom balaa ñuy liggéey rek il faut que G7 génn ñu dénoncé ñu door a liggéey mais fonction publique mënul liggéey noonu d'autant plus que acte yooyu nga xam ne nee nañ signé nañ ko mais dañuy créer beneen blocage au niveau de la solde parce que bu ñu génneendoo loolu mais li wérte woon mooy solde du ko génneendoo noonu ñu ko defee bu ko defee agent yooyu dañuy xaaraat encore 134 dimanche pour que ñu mettre leen en solde te loolu bu yàggee encore impôt yi gën ci yokku loolu moo tax ñu jàpp ni ministère de la fonction publique dafa nekk ministère bu stratégique boo fa tegul ku efficace ay problèmes yi ñu am rii rek la ñuy am moo tax ñun au SAEMS comme au G7 ñu ngi laajaat encore njiitu réew mi mu xam stratégie fonction stratégique bi nga xam ne fonction publique am na ko pour que mu teg fa kenn koo xam ne au moins dina comprendre les enjeux mu mën a liggéey efficacement. ci RTS liggéeykat ya dañu tàmbali woon di ngat yenn ci ay ponk yoo xam ni waxtaan nañu ko ak kilifa ya bokk na te directrice ressources humaines mu daal di indi ay leeral moom Fatou Dioum ni ponk yoo xam ni waxtaan nañ ci ba juboo joxe des mu taggatémbe waaye nag dañoo bëgg a yemale képp koo xam ne fa ngay liggéey rawatina ci biir réew mi ndax fu agent nekk mën nañ la faa yóbbu te lool bokk na ci ponk yi nga xam ni liggéeykat ya rawatina ña fa am ay ndombay tànk nangooguñu ko moom Fatou Dioum mooy directrice ressources humaines ak Pierre Edouard Faye la cokkool li ñu ci wax daal mooy que dañu nekkoon di négocier ak ñoom accord d'entreprise jéego yi ci direction générale def yëpp nag mooy bi ñu ko jotee ci saa si dañu réunir comité bu ay directeurs yu bari séq ñu caytu ko bu baax xool bu baax point yëpp point par point bi ñu ko xoolee nag xam ne ci bu ñu ko defee comme ñoom li ñu ko njëkk a joxee mooy projet initial bi agent yi nga xam ne xëy na amuñu pal duñ ci gis seen bopp donc direction générale ci boobu def ay propositions dans ce sens là pour au moins équilibrer et loolu yëpp direction générale moo ko def donc càmbar nañ ci am nañ ci ay réunions yu bari négociation yu bari point yu bari nag déggoo nañ ci ñaari point moo ci am problème mooy problème mu nivellement bi ñu wax maanaam ci salaire yi ak problème bi ñu wax par rapport ak clause de mobilité bi nivellement wu salaire yi peut-être directeur ak yeneen ak simple agent bu am pal ak agent bu amul pal moom xam nga ne responsabilité yi bokkuñu donc loolu mooy wax ci beneen bi clause de mobilité la ndaxte RTS xam nga ne dafa nekk ci Sénégal yëpp donc faaw tamit agent yi ku ci nekk ñu yem ci
ñun ñëpp ñu mën a kuñ ci war a mën a dem liggéey ci Dakar liggéey comme liggéey ci dans les régions donc nag dafa am audit bu ñu defoon audit bi wane na que il fallait ñu régler yenn problème yi recommandation yooyu nag ci la bokkoon ñu daal di ne léegi comme mënuñu jël agent bu nekk ñi fi jotoon am décision yi di ko changer ay contrat ndax agent yi ñu mujjee jël yëpp contrat la ñu am te seen biir ay contrat am na clause de mobilité bi donc